day ndaje moo xam ni dafa am maanaa lool mi ngi am maanaa ci li dajale fii nit ñi d'abord ñi fi daje lu mat juróom fukki maire jóge ci Sénégal fu ne jóge Casamance Sénégal oriental Fouta Jolof Diender Cap-Vert ak centre bi daje fii te ñëwuñu fi pour ci xaalis dañ fay ñëw pour ci xam-xam ak sottante xalaat ci li nga xam ne lii mooy tax ñu mën a am lu ñuy wax agroécologie ñooñu maire nag ñoo ngi bokk ci benn kuréel gu ñuy wax kuréelu maire yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk yi nga xam ni dañoo bëgg a nekk ay dëkk yoo xam ni dafay am lu ñuy wax agriculture écologique. agriculture écologique boo ko déggee mooy agriculture boo xam ne nag dina nekk ci anam yu sell parce que dañu mën a lekk gu sell d'abord parce que loolu nit lekk gu sell la am waaye aussi ñoo ngi wax toujours na lekk gi doy waaye nit ke tam war naa doyloo li muy lekkit parce que ci équilibre boobu ci la ñuy amee sécurité alimentaire beneen bi mooy fi ngay dund aussi dafa war a nekk lu sell war na am gàncax war nga xool li ngay tuur ak li ngay jariñoo ba xam du am impact ci gàncax gi donc ñi nga xam ne ñoo ngi bay itam yi ñuy def ci mbay mi di ko muy di rey gunóor yeeg yooyu dina leen yàqal ci seen njaram ci seen wér dina yàq itam ci gàncax gi ndax am na ay gunóor yoo xam ne dina leen rey mais amal na njariñ itam askan wi ci dundam am njariñ ci gàncax gi léegi xam nañ ni jamono bi dafa dem noo xam ne dañuy wax li ñuy wax déséquilibre environnemental nga xam ni jamono ji fi mu ne dafa am ay changement climatique mooy ay soppeeku yoo xam ni gis nga léegi boo demee fa nga xam danaan am glace ga léegi tàngoor bi ma ngi koy fondre bu ko fondre day dugg ci ndox mi moo tax léeg-léeg nga gis érosion yi gën a bari nga yu bëree bari fii nga gis fa daan sedd di tàng boo demee France temps wu sedd nga xam ni da daan nekk hiver ma ngay tàng fii boo ñëwee daan tàng di sedd donc yooyu yëpp dafa nekk ci comportement nit ki parce que nit moo yor gàncax moo yor addina moo yor environnement bi donc li ñuy wax mooy écologie du dara lu dul nga maîtriser fi ngay dund d'abord di mbay mu sell di yor jur gi parce que jur gi ak mbay mi ñoo ànd di boole nag tëg yi nga xam ni maam yi dañ ko amoon parce que maam yi war na leen fii nii lan daan bay léeg-léeg mooy ëpp rentabilité li nit ñi di bay ren ak pesticides yu bari am na àll yi boo demee fii ñaay da ngay gis rek ñuy xëpp rek dafa ni xëpp gi mooy tax mu gën a baax xëpp googu nag dafa am ay musiba yu mu indi mais donc li ngay xëpp nee na ñu ci téeméeri peel yoo sànni ci ou paan yoo sànni ci li ngay bay boo demee fukk rek moo ci am njariñ ndax li des yëpp day naaw donc loolu lépp ñu war koo boole mbay mi sàmm mi napp gi defaat garab yi ni ñuy nekk ni ñuy consommer yi ñuy jënd ba nga xam ni daal day ñu sellal parce que li ñuy sellal jëmul rek ci loo xam ne dañ ko war a yóbbu bitim réew parce que ñii nekk bitim réew dañ naan ñun kat ñoo ngi jënd lii bio ginaar yi bio yi xar yi bio yi lekk bio yi waaye ñun tam bio bi dafa baax ci ñun waaye ku yorul dara mënut a promouvoir bio di ko lekk kon li ñu war a wax mooy nguur gi dañ koy wax ni ko bu nee nguur gi mooy gouvernement bi ñun ci la ñu bokk waaye ñun ñoo nekk ci tànk bi léegi doo bëgg ni nga xam ne bu ñu def plan yi nga xam ne mooy yor développement réew mi ñuy jël ci tànk bi ñun suñuy xalaat parce que ku ci nekk fa nga ne am na réalité mais ñun itam ñuy lëkkaloo suñu biir di def li ñuy wax intercommunal mën naa ko def ak sama xarit bi nekk sama ginnaaw maire Oussouye te man ngaay laa nekk donc du question rek dañoo taqaloo que leen war a travailler sur intercommunal donc premier ministre bi bu ñu jógee fii day ñu wax li nga xam ne ñun mooy suñu xalaat ak doxalin jox ko ni ko yéen li ngeen di def nag nga xam ni da ngeen ñu cee tenir en compte pour développement réew mi muy wax noonu changement structurel de notre économie ñu am itam une approche structurelle du développement di ñëwaat nag ci ñun tam fu nag ñu dem fa xool lan fa mën a jël mu gën a enrichir loolu nga xam ne moom lay def et léegi waratunoo penser rek ca kaw di ñëw diñu ko jox suuf diñu ko appliquer mais ñun itam ñuy jël ak ñoom ñu mën di jokkoo ba nga xam ni transformation structurelle économique boobu nga xam ni moom le président Macky Sall wax te mi ngi dox bu baax ci PSE bi mi ngi dox bu baax parce que day jokkoo ak ñun ñu mën ko appliquer ba nga xam ni Sénégal fi mu ne ñëpp xam na ni mi ngi ci rampe émergence mais nag mu nekk émergence boo xam ni boo liggéey problème yi ñu wax fii ni en 2025 xale yi yokk ci ñiy laaj liggéey dañu mat 5 millions alors te ci ñi nekk ci biir réew mi dañu mat 2 millions 5 ci xale yooyu waa léegi ñun li ñu leen wax mooy nañ leen tabax ëllëg tey loolu la ñuy wax prospectiviste yi loolu la ñuy wax une vision prospective c'est-à-dire construire demain aujourd'hui nañ leen liggéey demain nañ leen ko tabax tey
parce que loo xalaatul tey nga régler ko tey bu demee ñëwee yow kat dalay nuural te ñun demee googu xamuñu dee ñu ko fekk xamuñu dee ñu ko fekke mais demee googu c'est dans 15 ans mais 15 ans da ngay labax sax ba def dans 25 ans pour que xale yi bu ñu ñëwee parce que marché emploi bi bu ñu ci ko mënte répondre bu xale yi ñëwee du ñu am liggéey loo wax itam problème mu Afrique yëpp du problème mu Sénégal rek problème mu Afrique c'est que population bi xale la day ndaw léegi ba pare jigéen ñi bari ci aussi kon yooyu ay question la yoo xam ni ci agriculture bi ngeen wax noonu ni par exemple au niveau familial exploitation familiale yi xam ngeen ni jigéen ñoo ko yoroon jigéen ñee kon ne di ko yor kon war nañu di ko conserver waaye nag mënut a doy pour joxe ay liggéey ak joxe dund gu doy donc pour ñu mën a joxe ay liggéey fokk ñuy am ay superficie yu rëy di boole nag ak mécanisation aussi pour mën a jaayee tam am koom indiwaat am ay devises parce que bu ñu jaayul du ñu am ay devises te day impacter aussi ci budget national bi donc yooyu yëpp day yoo xam ni moom lay waxtaan fii tey di ba promouvoir agriculture xool nag ñun lan la ñuy tuddee ville agroécologique c'est-à-dire dëkk bu nekk nan lañ fa mën a modéliser wax fa lan mooy agriculture bi nii lay demee élevage bi nii lay demee ak lan mooy cité agroécologique li ñu xam daal mooy maire yi ñoom fi mu ne am nañ détermination li ñu xam nag mooy maire yi ñu gis nii bokkatug maire yi daan gis mais maire yi dañoo bëgg a jël seen wàll joxe seen part am xaaruñu dara nag parce que fii kenn fayu fi kenn donc ñoo ngi interpeller quand même sunu partenaires yi aussi ñu xam ni mën nañu aussi di dem directement ci maire yi di liggéey ak ñoom parce que ku nekk am nga potentiel boo xam ne mën nga koo jaay moo amal njariñ Sénégal amal njariñ Afrique amal njariñ àddina. ñun dañ fi dajee tey ci cadre waxtaan bu jëm ci affaire loolu ñuy wax agroécologie agroécologie mooy lan mooy xeetu mbéy mañ doon béy rek pour mu neex a dégg naa ci ñëwaat léegi xeetu mbéy mañ doon béy démb ba ñuy soog a jot suñu bopp ak balaa ñuy am suñu indépendance pour nit ñi mën a xam li may wax lan la lu tax ma ne mooy mbéyum démb waaye it mooy mbéyum ëllëg dinaa wax it lu tax mooy mbéyum démb ku nekk xam nga ni liñ daan béy du daan yaatu te dañ ci daan dund at ba at président Ba wax na ko léegi ne pour wane ne mbéy maa ngi doon dox nit ki ay dugubam danaan tase toujours ci sàq mi maanaam buy ñorle dugub day fekk dugub ja daaw ma nga fa ak yeneen kon dañ daan am lu doy suñu dund waaye aussi dañoo gënoon a wér te misaal bi ma ciy joxe mooy experts yi doon def présentation bi kon xam nga jàng na ba am doctorat ba njàngam sës mu jël exemple ba nga xam ne moom la dund nee na moom bi muy nekk ndaw nee na bi muy jàng mbéy booba mënagul dox ci fas lañ ko doon yéegal moom expert bi mooy wax mu ne maamam mu ngi dund am na juróom-ñetti fukki at ba fii may wax ak yow nee na mu ngi béy waaye nam doon béyee démb moom lay béyee ba tey waaye moom way juróom moom mbéy ni mu bees ñi nga xam ne engrais bu bare yu mel ni moom lay jëfandikoo ma ne ko tontu bi indi nga ko 80 fukki at nga am ko wér ba mën a béy loolu li mu tekki mooy nang doon dundee wuute nag suñu dundeenu tey kon daaw bu njëkk kon dañ daan am lu ñu doy ci wàllu dund muy li ñuy wax ci tubaab sécurité alimentaire waaye dund ba dafa amoon qualité loolu nag loolu mooy tax ba tey ak ëllëg ñu am dund bu doy kon tey mooy daje bu njëkk bu réseau bu dëkk yi taaxe yu mag ak commune yi nga xam ne affaire gouvernance verte maanaam li ñuy wax ville verte ak commune verte nga xam ne lu jëm ci nu ñuy aaree àll bi jaww ji tool yi maanaam suñu dëkkuwaay ak suñu façon liggéey nii ba nga xam ne du ñu loru daañu mën a am du ñu soxla tey amal ko ëllëg ñii ñëw ñi gëm loolu ci Sénégal maire yooyu ñooy mel ni seen activité bu njëkk tey li tax ma ne seen activité bu njëkk tey mooy bañ dajee Ndiob dañ doon sos kuréel gi nag tey la soog a daje pour waxtaan ma doon wax léegi ne lan moo indi waxtaan wi mooy dañoo bëgg a weccee xalaat li tax ma ne weccee ñoom xëy na oo nañ fi ay experts yu jógee ENDA occasion la pour ñu gërëm ENDA Pronat ci jàppale bi mu jàppale ci ay experts ak ci lu yombal daje bi fii ak yeneen i partenaires ba ñu daje fi xëy na indi nañ fi ay experts waaye ci biir maire yi seen bopp def cee am ay experts loolu doon lu bees ñu sante ko yàlla ñu wax ne kon ñun bëggatuñu nekk rek ay maire yoo nga xam ne
li ñuy wax gouvernance de consommation la ñuy def maanaam dañuy wax ne charte réew mi nii la wax ngeen doxalee ñu daay doxalee noonu yem fa jëm ci gouvernance de participation maanaam bu ñu waxee ne charte réew mi nii la wax mbir yi doxee ñu ne waaw mais bu ñu koy doxal bu xelu lañ koy doxal maanaam doxal bu dëppoog suñu xam-xam doxal bu dëppoog réalité suñu gox ya te loolu mii nuñ ko woon kon ñu def suñu daje bu njëkk fii pour weccee xalaat ak experts yi ci lu jëm ci agroécologie lan mooy agroécologie mooy xeetu mbéyin mu démb wax naa ko ndax duñ daan utiliser engrais neefare dañ daan utiliser li ko waraloon it mooy bu njëkk béykat bi moo doon sàmmkat bi danaan ñaral am fàll boo xam ne day toog noppalu am partie boo xam ne ci tool bi nag yi la fay def bu nawet wàccee bu nawet wàccee nawet bay ñëw mu ji fa mu doon tos boobu moo baaxoon ci tool yi ndax non seulement day dundal gàncax bi waaye day téye suuf fi guddal fanam ci mu yàgg di mën a joxe production bi mu daan joxe contrairement à engrais bi loolu moo doon mbéyum démb ñun nag dañ ko bëgg a indi ndax mooy doon mbéyum ëllëg it lan moo tax muy doon mbéyum ëllëg nee nañu fii ak 2050 dina nekk juróom-ñeenti milliards doomu aadama ci kaw suuf dund bi liñ ci soxla dina fulu ñaar ba lu teg kon soxla am na mooy fi ñu jëm ñun ñii waxuma ko waaye suñuy doom ak suñuy sët seen soxla ci wàllu dund dina yokku te fi ñu koy jëlee ci suuf si kon est-ce que duñu sopp mbéyin mi ba ñooñu bu ñu ñëwee gën ñoo bari macha allah te ñu am lu ñu dundee moo tax kay ma ne kon agroécologie mooy mbéyum ëllëg it. mais ni nga ko waxee ak njëriñ yi nga ci wax yëpp malgré ça moins de 10% de la population ñoo koy def léegi naka ngeen di def léegi ba ñëpp mën ko kii. jërëjëf agroécologie boobu mooy te ma tuddee ko mbéyu démb dafa am nañ ko doon defee wax naa la utilisation neefare wax naa la utilisation garab yi ci àll bi ñu jéggal ma nga xam ne duñ daan niimaa yeeg pour pesticide waaye aussi gigis yi ngay gis ak ngeer yi am na liggéey bu ñu ci wane léegi seen solo ci tool yi ndax li ñuy wax ascenseur hydraulique moom la ñu maanaam ngeer bi ngay gis boo ko seetloo ci digg noor sax boo gasee ci ronam bàq nga fay fekk boo jëlee gis boo ci digg noor boo gasee ci ronam bàq nga fay fekk fu mu koy jëlee maanaam reenam yi ni ñu bindoo day manque ndox mi ci biir suuf si di ko yéegal kon xam nga kon gor gigis yëpp ba mu set gor ngeer gi ba mu set nga lakk ko ëpp naa def ñu koy wax brûler xam nga loolu waratul kon bu ñu ko daggee it dañ ko war a def ci tool bi te def ko waxtu woo nga xam ne daañ mën a ji dugub ak gerte mu jebbiwaat jëriñaat campagne bay ñëw nga utiliser engrais yoo nga xam ne engrais biologique la ndax léegi am na comme ni ñuy liggéey engrais chimique ICS ak feneen noonu la amee bitim réew ak feneen ñuy liggéey engrais biologique nga mën koo jël wis ko noonu nga mën a defee compost def ko waaye mënoon nga mën a jëlee pesticide biologique li ñuy wax bio pesticide ma nga xam ne du am benn jeexital ci gàncax gi kon xanaa ay solution am na pour jëfandikoo façon jëfandiku yu bees yi ba production bi li ñuy am ci hectare bu nekk yokku wér-gu-yaram bi yokku te njarte li ñuy ñorale yokku ndax day fekk qualité am yokku waaye loolu pour mu am nag am na condition moo waral ñuy woo fi ñuy fi woo fii mooy gëstukat yi dañ cee feeñal lu bari te ñu jàpp ne ni ko nit ñi war a xamee jot ci pour jëfandikoo ko des na ñu ne kon il faut que li ñuy wax vulgarisation wala diffusion wala mise à l'échelle il faut que mu am loolu nag maire ci la ñu bokk moo tax ñu daje fii tey waaye il faut que service technique bu nguur gi aussi yu ci mel ni ñiy def conseil agricole et rural yu ci mel ni ñiy def recherche yu ci mel ni ONG yi nekk ci àll bi yu ci mel ni projet et programme yi nga xam ne dañoo ñëw ci suñu commune ni nee nañu pour jàppale ñu kon ñooñu dañu bokk ci ñuy siiwal xam-xam yu xarañ yu bees yooyu ak jëfandiku yu bees yooyu nga xam ne nit ñi mën nga ko utiliser ci genn wàllu hectare am wala ci hectare am mu indil ko rendement loolu lañ jàpp ne mooy tax mu yokku te buñ ko barilee ci béykat yu ndaw yi bari ko ci mbéyum Sénégal ndax mbéyum Sénégal ñi ëpp ay béykat yu ndaw lañ maanaam bu dee li ñuy ñorle téeméer la juróom-ñeent fukki ak juróom yëpp béykat yu ndaw yi ñooy tax ñu koy ñorle kon ñooñu nga xam ne seeni tool yaatuwul li ñuy béy yaatuwul technologie yooyu dafa adapté ak ñoom ndax technologie yooyu souvent matière bi dafa raar muy matière organique bi kon mu xëy na mënoo ko def ci ay hectares waaye mën nga ko def ci lu limu ci tool ci la ngay béy kon technique yi am daal ak tolluwaayu mbéy mi ci béykat yu ndaw yi dafa dëppoo kon siiwal solution yooyu rek moo des moo taxoon suñu daje bi it bokk ci lii tax
ba ñu siiwal solution yooyu. monsieur le maire gis naa